TV la voix des sans voix ñu amaat mbégte dellu su fekkoog yéen ci seen émission le grand dîner ni ñu koy defee vendredi bu nekk di fas yéene dalal ci plateau bi lépp honorable Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moo xamante ni kenn dootu ko présenté ti moom nag la ñuy dalal mu bokk ci groupe bi di liberté et démocratie honorable ziar nañ la dalal la ci plateau. maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ñoom laa bokk plateau bi di nuyu sénégalais yi ak sénégalais yi nga xam ne ñu seetaan lépp di dolli rek di ñaanal suñu kilifa gi muy Seydou Dami Niass sama borom yokk ay leeram tamit si barke. allahumma amiin mi ngoog daal di jàll également ziar Cheikh Ahmed Tidiane Gomis coach nuyu nañ la. waaw jërëjëf Ramatoulaye Sarr di lay gërëm di sant di am mbégte bokk ci plateau bu yanj bi. ànd ci ak xam nga rek man honneur aux hommes laay wax ànd ci ak Aliou Sow bu ma ci jugee nuyu Sandiogou soog nag te wàcc nag ñëw ci. ki nga xam ne mooy Awa Diop Ndiaye di sama xarit di ànd ak yow tamit. kontaan ci plateau bi yaakaar rek lépp luñ fi wax rek pour rek defar la. waaw. am na beneen yoon ni ma koy defee comme yow honneur aux hommes nga wax man honneur une prochaine fois ci Awa lay commencé. Awa ma ziar ko sax balaa may jàll ci Aliou ak Sadio. voilà Rahma ma dellu ziar la di ziar itam suñu sang bi nga xamante ne teew na fi tey. muy sëñ Bara Dolly di ziar itam Cheikh Tidiane Gomis coach interplanétaire. ak notre international Aliou Sow. ndax moom diggante fële la ak fii ak ki nga xamante ne moo di El Hadj Sandiogou Mbengue Talazouz di ziar ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan tous les vendredis ci Grand Dîner. Aliou ñu nuyu la également bonsoir. oui bonsoir Ramatoulaye maa ngi lay ziar maa ngi lay sant di la gërëm vous êtes bien habillé. J'adore votre tresse vous êtes bien. merci. voilà je ne veux pas dire toujours tout. sang bi ñu ngi lay sant di la gërëm Mbacké walaay sax di kontaanoo di rafetlu teewaay bi tey ci plateau bi ak yow dama koy dégg nag ci assemblée nationale gis ni muy jëfee. loolu nit koo xam ne wax dëgg yàlla des fois au-delà de baatin bi nga xam ne moom moo nekk ci kawam. mu doon nit koo xam ne dafa zaayre trop di xeex li mu war a xeex au niveau de l'Assemblée nationale et des fois il y a beaucoup de ces actes yoo xam ne man dama koy apprécier beaucoup xam naa certainement on va en parler ici. Cheikh Tidiane Gomis bravo coach international di la sant aussi di la gërëm toujours encore une fois di rafetlu ce plateau ce plateau que je partage également avec Awa Diop Ndiaye la sister Awa dafa may kaañoo des fois ci ni may waxee mais garaawul bàyyi bu ma miin rek dina xam dina bëgg téye mu teg ko. c'est ça soo yaay El Hadj Sandiogou Mbengue mon grand maa ngi lay di la gërëm li nga ma digal laay def du ma def li Awa wax ndax li nga ma digal moom mooy cafte émission bi n'est-ce pas te mooy tax émission bi gën a jëm kanam kontaan naa trop je suis très content bravo toute la diaspora qui nous regarde sur Walfadjri International. voilà ñu jàll ci saa nuyu nañ la yow tamit. li nga am mbégte bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne bi ñu ngi bokk plateau bi. di ko tàmbalee ci sunu invité muy honorable ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di nuyu Gomis Awa ak Aliou di la nuyu di la ziar di nuyu aussi tamit mon copain Talasouz mi tàggatémbe foofu ca Thiès di sant ñëpp di gërëm ñëpp. mi ngoog Sandiogou Talasouz ni ñu koy waxee oustaz Souleymane sax laay wax ndax yow yaa ngi ñuy yóbbaale ci Talasouz bi moom mi ngi ñuy bàyyi xel bu baax ñun tamit manqué ci plateau bi mais toujours daf fiy nekk ndax ci kanam tuuti dinañu jokkoo ak moom tamit waaye laata ñuy ñëw sax ci waxtaan gi dañuy tàmbali sax daal ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gi nga xamante ni nag mooy nouvelle bi daanu ci le monde de la presse di rek génn àdduna di El Hadj Golbert Diagne moom nga xamante ni nag ràññeeku loon nañ ko noonu lool ci ëttu presse bi ndax patron de presse la woon mu également un formateur ñu ràññee ko bu baax doomu ndar googu nga xamante ni bëgg bi mu bëgg goxam googu di ndar géej fës na ci ñëpp fës ci moom ba ñëpp xamee ko tey ji également mu formé ñu bëri aussi ci milieu de la presse bi moom nag moom la yàlla jël ñu koy ñaanal rek yàlla na dajeek yërmande suñu borom moom ak képp koo xamante ni jiitu na ñu koy jaale également le monde de la presse di ko jaale ku ci nekk suñu bopp rawatina également doomam boobu di Malal Junior Diagne nekk ci groupe Futurs Médias alors damay bàyyi yéen tamit kenn ku ci nekk Awa ñu sànni ci ay njaal ci génn àdduna wala ma jox honorable d'abord daal di jàll ci yow honorable tey tiis boobu la ñu yeewoo. waaw damay wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax du fi gan ndax ñu baax ñëpp dem nañu
kon bu baaxee ñëw toog si ñooñu rek sama borom moo ko soxla duñ man lu du ñaanal ko yàlla xare ko àjjana te woyful su si kanam ndax xam nañ ni lim fi jot a nekk ci àddina am na ay wàllu yu ay kilifa yoo xamante ni seen bañ génn na ngir moom loolu rek mën na ko yërëm en tout cas ñu ngi koy jàllee doomam boobu ngay wax noonu nekk suñu xarit simer kooku yaakaar naa ni kon ñun ñëpp rek ñoo bokk noo njaal mi ndax nit moom bu fi jógee ñaan rek moo fi des te li mu fa def na ko fi dem nag keneen tamit day dem ëllëg kon yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana di ko jàll Sénégal yi ak presse yi allahumma amiin coach waaw dëgg la man nouvelle bi ma ko déggee am naa lu ma metti di koy jàll nag Malal Junior di sunu confrère dégg nga am naa lu ma ci metti parce que bon saa yu ma daan nekk xam nga nekkoon naa correspondant journal Taxi à Saint-Louis et boobu souvent le matin dafa doon kii gouvernance xam nga rajo mu ngi nekk kii en face gouvernance dañ daan ñëw foofu toog ñu waxtaan xam nga mu ñuy waxtaan di ñuy wax àdduna di ñuy jàngal presse di ñuy wax kon nag mu nekkoon koo xam ne vraiment et que man chance bi ma am tamit lenn la mooy dafa cheminer ak sam papa d'accord kii boobu temps ORTS la woon. ok office de radio télévision waaw voilà moom dafa cheminer ak sama papa. wax na ma ay histoire yu bare ak sa papa. damay wax sa papa di wax lu bare lu baax ci sama papa. donc nag mu nekk loo xam ne métti. naxar naa loolu bi ma ko yégee le matin c'est dur. c'est la presse sénégalaise. super moo perte. dégg nga presse sénégal ak aaru Sénégal tamit. bien sûr voilà kon ñëpp gis nañu taxawaay bi mu am. sur tous les plans. waaw foo ko woo mu uyu la. boo ko wooyee ci aar mu uyu la boo ko wooyee ci sport mu uyu la boo ko wooyee ci politique mu uyu la foo ko wooyee mu uyu la. kon nag voilà quelqu'un boo xam ne vraiment dafa laaj ay monuments man souvent damay tiit bu yenn monuments yi di dem. vraiment c'est dur. pour ñun ko nag di koy ñaanal rek. yàlla teewu ko fële. amiin yaa rabbal alamin awa. voilà Rahma comme ni nga wax rek muy nouvelle goo xamante ne nag dafa xëy daanu suñu kaw waaye nag suñu borom lu mu dogal rek na la neex ndax mooy li nga xamante ne moom moo ko soob mu def ko ci jaamam waaye ki mu jël tey nag du ku ndaw ci réew mi. mun naa ne suñu weesoo ndar ba nga xamante ne fa la fekk baax mu jëloon ndar lool def ko ci xolam ndax doomu ndar bu nekk rek xam nga Golbert Diagne lu mu doon représenté ci fi nga xamante ne moom moo di diwaanu ndar ndax saa demaan ndar sax da nga daan am jotaay yoo xamante ne da nga ko doon bokk ak Golbert tonton Kolo Diakhaté ak colonel Momar Gueye mu nekkoon jotaay yoo xamante ne ñooñu c'était des doomu ndar authentique yoo xamante ne li ñu doon dund naan Kumba Ndar Samba Ndar dañ ko gëmoon Golbert Diagne nag di Alioune Badara Diagne di suñu papa moom tey jii dëddu na naam waaye fi nga xamante ne fa la jëm waajaloon na fa boppam ndax armeel ya nekk ndar at bu jot dina am ay kaamil yu mu fay jagleel ay désherbage yi muy amal ci armeel yi dem ba sàkkaloon boppam kan ga nga xamante ne fa lay dugg kon kooku waajaloon na bés bi tey lu ñuy ñaan mooy yàlla na dajeek yërmande suñu borom mu wàcc liggéey bésub aljuma am signification ci li nga xamante ne moom moo di diine l'islam di ko jaal comme ni ñu ko waxee rek doomam ji nga xamante ne suñu confrère la muy Malal Junior Diagne di ko delluwaat jaalaat na mbokkam yëpp waaye di ko jaal ñi nga xamante ne ñoo di Marie Madeleine Diallo ak ñoom nen ne comme ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon doon cheminer ci li nga xamante ne moom moo di diwaanu Ndar. Aliou. man je viens de l'apprendre là. ok. man xawma li xew. d'accord. mais bon yal na ko yàlla yërëm. je viens vous yaa leen ma ko wax ni. tu es près de quoi voilà. voilà yal na ko yàlla yërëm li awa wax la xanaa. un grand monsieur est parti. tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise yal na ko yàlla yërëm et puis yal na ko yàlla xare. ci àjjana firdawsi yi je retiens juste un petit truc. mooy il y a quelques années mooy au-delà de désherbage bu mu doon def ci cimetière Ndar yi béréb boobu mu préparé loon boppam. mais aussi kii bi nu mu tudd. loolu ñu lay sàng. lincel bi waaw loolu lincel bi da ko doon préparé aussi te chaque ñetti weer bu fekkee ne kiiwu ko
ak liñ koy kiiyee quoi. liñ koy wàccaale ak yooyu lépp xaalis da ko doon préparé chaque ñetti weer bu fekkee ne mbir mi kiiwul yàlla jëlu ko mu saraxe ko waaw loolu aussi jàpp naa ko ci mbir bi nga wax je suis un petit peu bouleversé quand même parce que c'est un grand monsieur ku wax Ndar Golbert ngay xalaat waaw ku xalaat Ndar yàlla na ko yàlla yërëm Malal Junior Diagne qui est un petit dans le milieu ñu ngi lay jàllee qu'on transmet les condoléances les plus attristés. oui balaa ñuy jàll sax kii tamit il faut que tamit Pape Diouf tamit. dégg nga bien sûr semaine la boo xam ne pour journaliste sportif yi. perte bu rëy bu ñu am. Pape Diouf. Golbert. xam nga mu nekk loo xam ne tamit lu rëy la. Sanjogu. di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ko jaal doom ji Malal mais aussi tamit di ko jaal monde art. di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge jërëjëf. mi ngoog du ñu def nag mbokk yi lu dul rek ni ñu koy waxee ñun ñëpp dañuy delluwaat ci buur bi Allah subhanahu wa taala ñaan ko rek ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu yàlla na ñu dajeek yërmandeem mu xare leen ci àjjana firdaws léegi ñu fas yéene nag dugg ci deuxième partie bi c'était benn parenthèse hommage boo xam ni am nous tenions vraiment à faire ça au nom à la mémoire de feu El Hadj Golbert Diagne voilà Cheikh Tidiane. kii ñu dalalaat leen nuyuwaat leen kenn ku ci nekk turam ak santam fas yéene rek laata ñuy ñëw ci honorable rek Cheikh Abdou Bara Dolly dem jokkoo ak oustaz Souleymane Diaw mi nga xamante ni nag tey ji aussi am na leneen loo xamante ni dina ko indi ak ñun mu bokk ci li nga xamante ni ay kilifa diine yi ak Covid 19 bi nga xamante ni ba tey mi ngi wéy ci àdduna wërngal këpp taxawaay yi nga xamante ni di kilifa diine yi rawatina également communicateur traditionnel lu ñu def lu dul jokkoo ak oustaz Souleymane Diaw mu indiwaatan ñu waxtaan ci loolu nga xamante ni daal mooy taxawaay ku ci nekk ak seen i digle ñu dellu si waat ci plateau bi. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman soxna Ramatulaay maa ngi nuyu waa Grand Dîner yëpp waa plateau bi yëpp maa ngi leen nuyu tabarakallahu saa sama waa dina mun naa la lool waaye saa njóogu maa ngi lay ziar di ziar bu baax Cheikh Ahmed Tidiane Gomis Sidna Aliou Sow waa plateau bi yëpp bawuma kenn sama jigéen Awa Diop Ndiaye ba tey rek tabaarakallaahu ñu ngi fii ci Thiès waaye nag nekk fii ci Walfadjri tey alhamdulilah ñoom Mourad ñoom Khalifa tabaarakallaahu ñoom tutu aan ñëpp ñu ngi kontaane lii di Grand Dîner macha allah ndax mu doon émission boo xam ne émission bu kawe la émission la boo xamante ni am na fu mu toll trop ginnaaw nag ñu ngi nuyu fadilatul oustaz Hady Niass di nuyu oustaz Assane Diouf ak Cheikh Niass ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu waa personnel Walfadjri bawuñu kenn tabaarakallaahu mu mel ni soxna Ramatulaay li nga xamante ni laaj nga ko day question bu ama solo boo xamante ni ñun ñëpp mën nañ ci am njàngat bu ñu ci def te njàngat bi mooy ki nga xamante ni mooy président de la république décision yi mu jëloon ci tëj li nga xamante ni mooy jàkk yi ak jumaa yi boo amee seetlu ci émission bi bis jot na nga posé ma ci question mais li ma ci waxoon mooy dama ni néew ma bu kenn tëj jumaa yi ak jàkka yi waaye dafa teel xam nga man waxee naa foofu waaye boobu amul information ci ki nga xamante ni ñi nga xamante ni ñooy xalif généraux yi amul information ci borom xam-xam yi waaye ku am njàngat tuuti am seetlu xam ni ñoom la ñuy wax waxee wuñ ko ak seen bànneexu bakkan waxee wuñ ko ak bëgg lu neex askan wi waaye li ñuy wax mel ni xalif général di Tijaan Ramatulaay soo demee ba dégg kàddoon war nga xam ni kàddu gu muy yëkkati moom Serigne Mbaye Sy Mansour kàddoom lenn la mooy xaalallaahu xaala rasul ndax Serigne bi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif dafa ne woon ziinu bi ma aqulu fi misaani shariat fa in tawafaqa fa xuzu wa illa fatruku na ngeen jël li may wax c'est Cheikh loolu loo xoon ngeen méngale ko ak balance sharia bu ko sharia waxee alquran wax ko jàpp leen ni man Cheikh Ahmad Tidiane maa wax loolu bu ko sharia waxul ngeen jàpp ne waxuma loolu foofii la xalif général des Tidiane teg kàddoom foofii la mboolem xulafaaw yi teg seen i kàddu xoolal
xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir bi action bi amee xoolal li mu njëkk a def Ramatulaay jël lu toll 200 millions def ko ci feebar bii di coronavirus xoolal loolu sensibilisation bi nga xam ne war na ci wàllu këru diine yi Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidianes sensibiliser noonu te mooy nañu dajaloo def lu tout ngir xeex ak lii bokk na ci lan ñu tëj jàkka yi mais ndax xeer yi wax na nañu tëj jàkka yi danga naan waaw ndax nag feebar bi su demee ba nar a jur lor inna daruraat tubiul mahduuraat beneen bi mooy taxawaay bi nga xam ni xalif généraux yi am nañ ko ci borom xam-xam yi am nañ ko ci nitu diine yi am nañ ko ci dañ leen di apprécier di leen féliciter ndax bu ñu seetaanee ba askan wi dee dama ni bu ñu seetaanee ba askan wi dee ci kaw dëgër bopp fan la ñu mujjee beneen bi mooy communicateur traditionnel yi si c'est des clans communicateur traditionnel yi dafa am taxawaay bu ñu war a taxawee jamono jii nag am nañu occasion ñoom les communicateurs traditionnels jamono bi am nañu occasion seen occasion mooy lan sensibiliser askan bi ñu bari jël nag affaire yi nag di ko teg ci yeneen détail lu ma tudd ay détail mais guddi ñu toll ñoom les communicateurs traditionnels porteurs de voix yi oustaz yi dama ni communicateurs traditionnels yi porteurs de voix yi oustaz yi dañoo war a bokk ci sensibilisation bi ñoom les communicateurs traditionnels kenn waru nañ cee jiitu ndax ñoo gën a sax jege président de la république kon li war ci ñoom guddi ñu toll mooy ñu sensibiliser askan wi. test de chez vous boobu dañ ciy insister nañu toog ci kër yi. dernière solution bi nag mooy soxna Ramatulaay dégg naa benn taaliba wax ko ni nañuy profité ñu jàng ay burtu loolu lépp xam nga ci lu muy tënk mooy ñaan dañoo tooñ yàlla nañu nangu ni dañoo tooñ yàlla ñu sukk wàcce suñu bopp jéggalu suñu borom yàlla jéggal la coronavirus bi yàlla ci waa yàlla muccal mboolem ku ci am tey sénégalais ak hôpital boo mën a yàlla yàlla saafara la yàlla sàmm la yàlla wéral la ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam. mi ngoog ñu jaajëfal ko bu baax moom Oustaz Souleymane Diaw jaajëfal également Mourad Sarr ci vidéo boobu yu ñu baaxee mu mel ni sax Oustaz li muy wax nii ci xalifa général des Tidianes tax na également sànq ñu ngi doon wax ni moom dina génn def benn déclaration mu mel ni déclaration bi sax def na ko sëñ Babacar Sy Mansour ndax li mu xamle mooy mi ngi sàkku ci képp kuy jullit rek nga delluwaat tuub dellu ci suñu borom ba tax nag ndax feebar bi di Covid 19 bi yàlla mun ñu koo teggil ak jàmm ak salaam ci loolu sàkku na sax képp kuy jullit rek nga daal di réciter li nga xamante ni moo di fatiha bi benn yoon nga jéggalu ci borom bi wax astaghfirullah ñetti yoon salaatu fatihi nga wax ko nag ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim nga def ko 12000 fois ak latif nga def 16641 fois latif bi wala beneen nombre boo xamante ni daal moom nga àttan def ko léegi nag mi ngi wax également ilaysa laha min dunil ngeen jéggal ma nag ndax ci làkkum arab bi xam naa ni Oustaz Assane wala sax sang bi toog ñoo koy gën a mën pour ñu wax ko mi ngi nii ak xaafi chatun nga def ko 111 fois après chaque prière 58 également mi ngoog ci kanam tuuti du ñàkk ñu dellu si waat yi dañuy jàll rek dalalaat honorable ci grand dîner fas yéene waxtaane li nga xamante ni xew na assemblée muy projet de loi d'habilitation boobu nga xamante ni tey jii jàll na ba noppi waaye laata muy jàll dafa mel ni amoon na ay baat yu ci yëkkatiku ci wàll côté opposition bi ay leader yoo xamante ni doon nañu am lu ñu ragal muy yéen député yi ngeen jox daal njiitu réew mi Macky Sall plein pouvoir maanaam ba nga li nga xamante diiru ñetti weer yi dina mën niñ ko waxee di buum mi waaye dafa mel ni tey jii ba projet de loi bi jàllee ay dogal yoo xamante ni dina ko mën a jël sur le plan budgétaire financier également sécuritaire ak ñoomi noonu ana ban taxawaay ngeen ci amoon ndax gis nañu amoon na coow ba kii nga xamante ni mooy Abdou Mbow sax génnoon tamit daal ne amendement boobu nga xamante ni tous ordres la wax ñu mujjee koo dindi ndax moom moo indi woon benn daal jeexi jaaxa foofu ci yéen. waaw maa ngi doole sant rek di ñaanal Sëriñ Muntaxa xalifa général mu yàgg fi te wér allahumma amiin di siyaare mboolem kilifa yi di rafetlu taxawaay bu rafet bi nga xam ne suñu waajur nekk Tiwaawoon def na ko
ci dénkaane joxe ay ñaan yoo xam ni ñaan yi képp ku ko def sama borom mën na la musal ndax àddina yàlla subhanahu wa taala moom lépp te ay mbiram heure bu neexee ak bu ko neexee ak saa su nekk sa si la ko indee te yàlla xamul mbooloo ma tooñ boo ko benn nit tooñee buy mbëggal ñëpp lay mbugalan dëgg la ndax boo demee tey ci jamono yonent yàlla nooyin sax gaal nooxin nga ko doon dégg ba muy mabbal yooyu yëpp ci lu mel noonu la woon kon kenn nit ku tooñ yàlla ci kaw suuf dana ko jëppi ba buy mbugal askanu ñëpp lay maase mbugalandoo kon nañu dolli rek di tuubal yàlla subhanahu wa taala di ko jéggulu te rafetal xol yi te yéenante jàmm tey ñaan jàmm di jàng alxuraan aussi xam nga alxuraan dafa am solo ndax béréb boo koy jàng bu nekk sama borom subhanahu wa taala du fa wàccee musiba kon war nañ koy jàng njàng mi nag pour sellal gi moo tax ñuy wax ndax xam nga xëy jàng téeméeri kaamil te sellaay gi du si am kon loolu tamit ñu ngi koy rafetlu di gën a gërëm sëñ Muntaxa si taxawaay bu am ndax taxawaay bi mu am tey jii ku ne xam na ne loolu tudd feebar bi tey Touba wàññi ko na fu baax a baax yooyu lu ko waral nag mooy ñaan gi ak sensibiliser taalibe yi ak dégg ndigal gi taalibe yi dégg ndigal ba tax ka lu si bëree bëri wàññi ko xanaa di ñaax état bi rek comme moom ne ma doon faral di wax ba muy doog a tàmbali Touba la tàmbalee woon nañ ñu tëjal diggante ba nga xam ko jógee ci Dakar doo mën a dugg Touba rek ndax maa ñu bañ ñu ko wàllu si loolu moom fa laay tàmbalee woon pour yokkal ñu ko li nga wax tamit si loi bi lu am solo la loi habilitation boo demee ci conseil bi article 117 foofu lañ ko bind maanaam dafay wax ni njiitu réew mi am na jamono fu tollee fenn fii mooy réew moo xam dafa am maladie comme jamono yi nii wala mu am guerre wala ñu jóge si biti ñëw attaqué ko am na sañ-sañ boo xam ne dafay laaj Assemblée nationale pour ñu may ko diirum ñetti weer ngir muy gouverner par ordonnance nag loi la loi la boo xamante ni comme loi Assemblée nationale da lay mel ci kaw bu fekkente ni am na li ñuy tudd loi de règlement bu loi de règlement bi ñëwee si lay ordonnance bi doog a valable loolu moo waral tey ñu wote ko en commission tey ni ñu koy wotee li ma wax rek mooy man en tant que membre de commission loi nekk vice président commission bi président de la république bi ñuy woo pour ñu ñëppale dañoo woon pour consensus waxtaan ñu ñëpp ñu rafetlu waxtaan boobu xam ni am réew boo fu toll bu toll fenn fi déetoo xool opposition da ngay xool réew mi moo ñu ñoroon ñu ñëpp ñu dem wuy ji ko ndax loo xamante ni bëgg na ko juróom-ñaari at bi mandat mënu ko am mu bëggaat ko ci dialogue bi mënu ko am tey feebar bi moo ko may bu ko mayee nag opposition bi yëpp dem wuy ji ko ni ko yow yaay général ñu ngi si ginnaaw pour xeex li nga xam ne jàngoro joo xamante ni waxuma li muy rey si nit ñi mais li mu yàq si économique mën naa daanal réew te suñu réew mu néew doole mi waruñu seet ñu ñëpp muy maase wu du daanu loolu moo tax ñu jox ko suñu baat jox ko suñu lépp pour ànd ak moom ci diiru feebar bi pour xeexle ko pour feebar bu jóge fii muy sensibilisation ak mooy yi nga xamante ni soxla na ko loolu moo waral bi nga xamante ni commission bi indi nañ ko man ma gis amendement boo xam ni li nekkoon ci texte bi muy jóge conseil des ministres indi ko assemblée bokkul ak li ministre bi indi ma am ci ak jaaxle ndax man dama ni ministre bi yow li nga indi nii est-ce que dafa jóge ci président de la république wala da nga xalaat sa bopp muy daal ci moom gouvernement bi la wax moom moo fi toogal gouvernement bi amendement gouvernement bi la bon après man na ko man duma ko wate wala bu ma ko dee wate dama koy wate ak respect ndax man lii ñi mu ko def ndax xam nga à tout boo ko gisee à tout ordre mooy lépp ba pare suridik li ci suuf mooy tey bu ko neexee mu jël ordonnance tey jii rek am na si ay nit yokk ay mandat tëj ay rajo ay télévision tëj ay nit c'est-à-dire loolu lépp dafa bokk si liñ ci dugaloon muy ñaar attégué te loolu ñun soxlawuñu ko ndax xeexu feebar koppar ngay laaj sécurité bi mooy état d'urgence bi ci article 69 bi kooku il faut ñu boole ko ci ñoom sax dañoo juumoon ndax xam nga article 69 bi ak article 77 bokkuñu ndax bu fekkee da ngay yokk pour couvre-feu bi da nga war a gis assemblée ñu yokkal la ko mais moom dafa ñëwoon indi woon benn texte ci article 77 bi bëgg ñu yokkaale ko masulu ñu loolu ñoom ñu tamit ñu am ay changement ci loolu kon teew gën fa teewoon yàlla dogal nañ ci tey bu réew mi naroon am ay jàq-jàq ak ay jafe-jafe sama wax ci loolu tax na loolu saafaraat yàlla ma koy sant si yàlla mi mayaat ndam comme ni ma ko maye woon ba may doog a tàmbali man ma njëkkoon a alerte nii nañu arrêté màggal yi nañu arrêté gàmm yi siyaar yi ndax feebar dafay law te kilifa diine yi il faut ñu sàmm leen aar leen ba may wax loolu am na si yenn nit yoo xamante ni gis ñu woon foofu tey responsable bi kilifa yooyu doon wax
ñoom lañ ko war a njëkk a jiiñ ñi ñoom ñoo tax feer bi law ndax bu ñu ko defoon état bi responsable kon feer fi mu agsi dafa agsi bi nga xamante ne loolu jàll na xalifa général des mourides dégg ma yëkkati 200 millions teg si kaw table ci ma dem fekk ko fi mu nekk siyaare ko tuubuwaat yeesluwaat bu yeewaat ndigalam yi nga xamante moom la joxe yëkkati sama 5 millions teg si kaw table ci bokkuma si nguur gi opposition laa bokk mais man bu may def réew mi moom a ñor réew mi laa gis gisuma tuma parti député laa te man dong nekkuma fa député fa war a nekk député simple yaakaar naa ñi nga xam dañoo bokk ci benn bokk yaakaar bu kenn ku ne ko joxe woon 5 millions assemblée nationale ministre joxe ko kon tey peut-être que 1000 milliards sax duñ ko laaj loolu moo tax que bi ma waxee loolu en tout cas vraiment ñi ngi sant aussi président de la République ndax dégg na ma après moo ma woo mu ne ma li ñu si def dugal lu mu ko si dinaa wax président groupe parlementaire ay miiru ñi ngi ñu def amendement pour que ñu dindi loolu moom président moom wax loolu kon sa kàddoo tax ñu dindi loolu moo tax ñu dindi ko sama kàddu moo tax ñu dindi ko ndax ñeneen ñi fekki wu noon commission yi muy ñeneen opposition yi ndax mel na man maa fa nekkoon si opposition ak le député Marisol Ndiaye ñu ñaar ñoo fa nekkoon si opposition ñu de sept pouvoir la te commission bi ñoom Abdou Mbow ñoom ñu wote woon nañ ko à unanimité ñoom ñëpp wote woon nañ ko d' accord nañ si ak président groupe parlementaire ñoom ñëpp d' accord nañ si li ministre bi def amendement ni ñoom wote woon nañ ko ñoom amuñ si kenn ko defoon amendement ndax fekkoonte ni tey président joxu leen woon ndigal loi bi day jàll kon amendement bi tamit ci ndigal la jógee. amendement bi ministre moo ko indi mais mënuñu wax ni président moo joxe ndigal d'accord mënu ma ko wax ndax président lam ñu jox mooy texte bi ba muy jox conseil ministre ñëw assemblée texte bi ñu yor lee moo ñëw yokk si muy ñaari phrase yoo xamante ne da nga ko see dolli ci amendement article première bi te loolu bokk si woon bi nga xamante ne nag wax naa si loolu bokk na ci li tax ñu am changement moo tax bi ñu ñëwee plénière ñoom ci ndigalu président de la République moo tax ñu sensé ko mais bu doon ñoom dong duñu ko sensé ndax d'accord na ñoom sa amendement kon dafa mel ni ñoom dañ ko naroon dugal ndànk maanaam mu jàll te kenn du ciy bàyyi xel parce que ministre de la justice moo ñëw boole ci de tout ordre. waaw moo def tout l'ordre maanaam moo si boole loolu ba pare boole si juridique ministre de la justice juridique waaw moom moo ko si bi dugal xam nga loolu dafa nekkoon pièce boo xam ne fekk ko yàlla dogal nekkuma fa woon wala waxuma ko woon wala seetlu woo ko woon kon def na président de la République waxuma leen pouvoir bi sax mais dafay am loo xamante ne xam nga nit ki nit dong ngay doon mën nga profité ci 3 mois yi ci juridiquement bi def loo xamante ne dafa yàq réew mi te jamono yu ñu toll ni tëlutuñ manifesté wala tëlutuñ saagante ak xeexante li ñu toll mooy feebar bi nan fexe ba mu jóge fii ndax jamono yu ñu toll nii Sénégal bu ñu ko wutaloon 4000 milliards dana perte sa gën gaa néew 2000 milliards kon yaakaar naa loolu li muy fi mu toll kenn jëndatul kenn génnatul kenn mun demati fenn économiquement loolu nag il faut ñu boole suñu doole muy fax pour que ñu mën a daan loolu ndax bu ñu ko defu tamit Sénégal du yam 2020 dana dem 2024 ba 2035 il faut que ñu xool nan la ñuy def ba nga xamante ne même bis national bi nga xam ñoo ko wote woon di wut ay recette te amaguñ loolu ñu xool nañuy def bis boobu ba jagleel ko ñi nga xam ñoo yore mbirum wér-gu-yaram ak takk der yi ngir que ñi nga xamante ni tey jii moom lañ soxla ñu am ko ba réew mi mën a am dal nga xamante ne bu passé lii ëllëg Sénégal mën a continuer naam dindi ngeen ñaari ponk yi nga xamante ne moo lëntoon seen xel ci këyit googu ci loi d'habilitation bi mu di juridique bi ak de tout ordre bi mais tey jii ba léegi am na concentration de pouvoir goo xamante ne jox ngeen ko njiitu réew mi te naam am na ñu ci doon wax ne ci wàllu koppar gi ci anam utilisation beeg yi ni mel ndax tey pencum ndaw réew mi am ngeen gët goo lañ ci teg ci fànn boobu. waaw xam nga loolu moom la ndax xam nga Assemblée nationale am na pouvoir contrôler ministres yi mais président de la République amuñu sañ-sañu woo ko Assemblée nationale ndax fekkoon premier ministre amoon na fi yaakaar naa ne su boobaa dañuy mën a sukkandiku ndax gouvernement lay doon mais léegi lii ci article 77 bi tamit dafa wax ne président de la République 3 mois lañ ko may 3 mois yëpp nag ñun amuñu sañ-sañu tant que indiwul loi de règlement bi ak ordonnance yi mun ñoo càmbar li nga xamante ni moom la def te bu fekk indi na ko pare déjà day fekk 3 mois yi jeex li mu war a def na ko ba noppi c'est que may gërëm di sant honorable courage bi mu am jàkkaarloo ak ñëpp nekk au pouvoir ñooñu nga xam ne ay kii mécanique lañu parce que dañoo toog fenn laa d'accordul rek ak honorable dama koy wax ne honorable dëgg la de xamuloo ne ndax kii waaye Macky Sall moo def loolu li kii def li ministre bi andi loolu bul kii xoolal bul gis nga bul jéem a kii dama ne moom mii la. ndax am nga ci yow it ay. dama ne ñoom uy ma déglu ma. loolu ñu def noonu. waxtaan nañ ci ba pare. nañu waxante dëgg waxtaan nañ ci loolu moo tax ay ñoom Sonko ay ñoom kii bañ na. ñoom Moustapha Diakhaté waaw.
xam nañu affaire bi il a fallu que heureusement ci foofu commission des lois mu amoon ku mel nii. vigilance waaw vigilance bii bu amuloon ñun dee nañu. tàkk nañu. bu amuloon tey jii ñun tàkk nañu c'est ça aujourd'hui le problème du Sénégal. jox nit ki feneen nag foo xam ne tamit xam naa ne kii mooy que ba léegi doyul jox ko le pouvoir ci koppaag gi xam nañu Sénégal man dama ne man loi bii man lii affaire bii ñun on n'est pas mature ñun africain waruñu ñu ko di jox parce que xam naa bu baax li nekk ci boppu africain tubaab moo xool. saxalu ma tubaab yi nag. mais dama ne. tubaab moom ngay kii bi sax moom mu teg affaire bi yoon mais africain rawatina sénégalais ba tax na problème bii lenn mooy loolu il faut que muy am ay garde-fou yu mel ni lan. yu mel ni honorable tey jii ñoo xool loolu ba sax mu ne non. tey jii moom bu waxuloon wax na ko. même sax bu ko wax la sax ñu xam nañ loolu bu waxuloon affaire day jàll comme lettre à la poste. ñoo nii rek dal suñu kaw léegi bu mu waa 3 mois bu jeexale nag buñ ko nee lii bu sam ne parce que ay mots yu ñu ci dugal la mais qui ont tout leur sens. xam nga aspect juridique bi ak de tous ordres boo ko déggee rek yemoon ci loi bi rek. voilà moom laa am problème. mais yiñ ci raxoon ñambaas ko ci moom moo indi problème bi. en plus honorable ci point boobu. dafa am loo xamante ne am na ci. y a pas eu de débat ba pare on vous dit 33 députés ñoom ñoo mun a toog pour wote kook ak yi ni mel est-ce que foofu tamit salfaañewul li nga xamante ne moom moo di àq ak yelleefu li nga xamante ne yéen a toog ci pencum ndaw réew ma ndax soo gisee aux États-Unis y a eu 10 jours de débat pour ñu mën a amender loolu en France y a eu 3 jours de débat au 3e jour lañ koy doog a amender tey Sénégal c'est venu et c'est passé comme lettre à la poste et le nombre de députés li ñu naan quorum bi est-ce que c'était normal est-ce que violé waaw xam nga loolu ñun buñ sukkandiku ci règlement intérieur Assemblée nationale dañ ko violé ci temps normal mais comme du temps normal maladie bi ñoom bureau assemblée am na lu leen règlement intérieur bi may mais bi nga xamante ne dañoo wax ni léegi bu fekkente ne loi bi ñëw na assemblée ba bureau bi wax ko waxtaan si ba noppi dañuy am délai 48 heures délai 48 heures amul 24 heures la kon déjà foofu violé nañ règlement intérieur bi ñu ne léegi commission bi 30 membres yi dañuy daje wala quorum bi au moins quorum bi daje amuñu ko ba pare ñaareel bi amul débat parce que ndax man kenn mënu ma tee wax man moom yaakaar naa ne fu ma toog ñu ne ma doo wax sax dinaa wax ndax askan wi moom laa gëm gisuma keneen ndax askan wi moom a gënal sama lépp ndax moo tax ma nekk foofu noonu moo waral bi mu ñëwee ma jël parole ni ko li nga def d'accorduma si te dinaa si wax ba ñëpp xam ne d'accorduñ si ñeneen ñi position bi yëguñu woon loolu ndax ñëwuñu fa wax dëgg yàlla muy ñoom Sonko ak ñoom yëguñu ko woon ñoom liñ yëgoon rek mooy loi bi Macky Sall indi assemblée bi ma waxee nag ñoom ci ngay doog a dégg ñoom ñu def ay réaction wane ni d'accorduñ ci loi bi ñoonu mais li nga xamante ni moo si am solo mooy man lu mu mënta comprendre mooy nit ku nangu tey suba nga bañ ba pare ñu nëbb di wax askan wi naa yu sa coobaree bopp la kooku da ngay nax askan wi kon il faut que ñu waxante dëgg mooy le président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar jàmbaar la waaye wax dëgg yàlla loi bi amendement bi d'accord na si Abdou Mbow d'accord na si ñoom ñëpp d'accord na si wattu woon nañu ko président de la République moo leen woo wax ko ne ko na ngeen def amendement pour dindi ko léegi nag est-ce que président moo ko sant ministre bi wala sant ko wax dëgg yàlla xaw ma si man daal li ma xam mooy président moo santaane pour ñu dindi ko waaw Aliou ben moi je suis déjà impressionné par benn mbir mooy député Bara Dolly mu ngi wax mais maa ngi naan kii nan la liiree texte yi c'est quand même extraordinaire te am na loo xam ne man il faut ma xoolaat ko man ci sama gis-gis man ci sama gis-gis parce que amaana xëy na après di nga ma expliquer nan ngay liggéeyee parce que je n'ai jamais vu député Sénégal surtout boo xam ne jàngul école nasaraan muy expliquer woo nii mu mën a lire entre les lignes ba gisal ma ñaari mots yoo xam ne wax dëgg yàlla tout ordre bi ak le caractère juridique waaye kii day liggéey déjà loolu mais du ma jaaxal trop parce que nee naa leen ci njëlbeen ci commencement bi dama koy seetlu ci yu bari ci ni muy doxalee mais c'est extraordinaire moi je vous dis bravo musuma gëm loolu nag musuma gëm ni lii nii pour man da ngeen di nekk di tàccu rek parce que xamu leen texte yi lan moo nekk ci biir
waaye wax dëgg yàlla dinaa dindi ni ma doon xalaatee ci loolu ndax au moins am na benn exemple bu teew fi tey jii nii bu expliquer clairement li nga xam ni man moom laa xalaat démb ak bërki démb ba bi ngeen di def mbir mi. expliqué wu na aussi sur les 33 députés yoo xam ne dañ ko choisir woon mais je pense que da ngeen ko choisir enfin dañ ci déggoo président bi ak waa président Assemblée nationale certainement dañ ci déggoo def loolu parce que souci de rapidité la dañu yàkkamti mën a dóor mbir mi daanu parce que xalaat nañu xëy na bu fekkee ni mbir mi dafa gudd débat bi nar a gudd pendant autant de temps ak urgence yi am dans ce pays wax nga ko en France c'est trois jours la ñu def aux États-Unis il a fallu une dizaine de jours pour lijjanti loolu fii gars yi dañu yàkkamti xëy na peut-être conditions yi moo bokkul ak rapidité efficacité bi dans le travail. peut-être que du Covid moo tax tamit ñu def limiter un peu loolu. ñu limiter affaire bi ñu ne loolu kese la. mais moi je dis bravo parce que en fait au risque de me répéter par rapport ak li mu wax moom sang bi Mbacké. je préfère sang bi Mbacké que honorable député. bu doon sama sago honorable dañ koy dindi. parce que honorable pour man kenn war a ko defati ci assemblée nationale. non en tant que député. ñaari casquette waaw mais du pour moom sax kese. mais parce que day jeex te Sëñ Tuubaa du jeex. waaw loolu de moom leer na mu nekk taawam. dëgg la lu may def lu nekk dinaa séntu ëllëg. dëgg la taalib yi may seetaan. bëgguma am ñu leen jëpp ci seen sëriñ. dëgg la. dinaa défendre ndax Sëñ Tuubaa bañ moo taxul mu génn. te bu Sëñ Tuubaa dellu si wutoon mën nañoo bañ a gën a àddina. kon amuñu lu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal. mais li am solo rek mooy koo gis ku nekk mu nar a liggéey wala mu bëgg a liggéey dafay fas yéene la mu dugg mu jaayante si aw askan kenn waru leen a faye ala ñàkku doomu aadama kenn waru ko caaxaan bu nit ñi dee day seen dërëm ak ñaar dërëm du la ko fay war nga xam ñi lay fay fi ñuy jëlee xaalis boobu noonu bu nit ñi dee nekk si àll bi tànn la nga yóbbu la si kër jox la oto ak essence jox lay bureau war ngaa mën a delloo jukkal ñoom man foofu laay taxaw bi ma yàlla mayee ma nekk député Assemblée nationale la ma njëkk a def dama dem seet sëriñ bi sëñ Sidi Muxtaar yàlla na yàlla yoo koy leeral waxtaan ak moom mu wax ma la nga xamante ni moom laa far taxawee mu jóge fa ñëw sëriñ Muntaxa bi dem ci sëriñ Bass Abdou Khadir yow ñett yooyu laa demoon Touba bu mu ko taxawal naa Sénégal taxawal naa ñëpp te kilifa diine ga ma fa nekk képp koo xam ne nekk nga tey kilifa diine nekk doomu daara am nga mbégte sama taxawaay loolu rek l'essentiel ba mooy la solo man nag dama am ay nit yoo xam ni bu ma gisee loo xam ne loi la damay seeti professeur de droit yi nga xam ne dañoo jàng mbirum droit yëkkat si ma yàlla may di leen fay ñu may jàngal lu mu bind ci français ma traduire ko ci arabe bu wax jotee ma wax olof loolu moom lay liggéeyee moo tax man nag du ma jum mais li muy jum du bari li nga wax nag ci wat bi mooy comme dañoo violé woon ci commission bi dañoo continuer violé waat ci plénière bi waaye xam nga nit ku nekk tamit dana am looy rus président de la République ginnaaw bi ñu déggoonte bu fekkoonte ni xëy na dindiwuñu loi bi man mii di wax ak yow naa koy attaqué conseil constitutionnel ndax amoon naa li si fukki député ak ñeent ngir loi bi buñ ko bàyyi woon loolu à tout ordre ak juridique bi dañ ko yóbbu conseil constitutionnel pour ñu casser loi bi absolument ndax loolu moom laa jàppoon te maa ngi si doon liggéey mais ginnaaw bi président amee tamit maa wax dëgg am na grandeur ndax li tax mooy lim ne ma dinaa wax ñu dindi ko waxam laa mën a dégg te jàpp naa ne bëgg na jàmm ànduma ak moom ku ne xam na ni man bokk naa si ñu ko gën a contre Sénégal mais tey bi ne óob dañuy xeex mel na man maay ki njëkk a yëkkati joxe ginnaaw suñu Muntaxa kon kooku da nga am foo xam ne dito fa da nga fay weesu la sa bopp moo tax ñoom bi ñu dajee wax naa leen ko na ni bureau Assemblée nationale du député yëpp te boo demee si article 53 ci constitution bi dafa wax ni wotu député kenn mënu ko délégué kon ñun suñu wat délégué wuñ ko kenn kon ña fa nekk seen bopp lañ wate ni wotalu député yi ndax loolu constitution moo ko wax moo tax ñoom ñu ne dañuy def léegi fukki commission ak ñeent moo am Assemblée nationale mais fukki commission ak ñeent fukki ñett yëpp APR lañ bokk benn moo bokk opposition muy Mamadou Lamine Diallo juróom-ñetti vice président Assemblée nationale moo am juróom-ñaar yëpp APR lañ bokk kenn moo bokk suñu muy bokk gis-gis secrétaire yi amuñu ñëpp maanaam APR lañ bokk rapporteur yëpp APR lañ bokk ak président groupe parlementaire ñooñu ñoo fa daje kon dafa daje yëpp tey ñetti opposition moo fa am
ñaar ñoo si wax kon jàpp naa ni loolu tamit ci violation loolu ci li nga xam mooy règlement intérieur ci li nga xamante ni moom lañ defee plénière bi kon nag ñun lan war a wax daal ñun wax nañu ko li ñu war a def nañu ko ñoom def nañ li ñu war def l'essentiel que ñu ngi xaar li nga xamante mooy loi de règlement bi ak ordonnance yi nga xam moom la ko indi pour moom lay war a indiwaat ndax ordonnance bu ko indee boo ànd ak loi de règlement bu ko ensemble wootee loi lay doon ndax moo remplace loi su boobaa duñ koy dugal ci loi yi nga xam ne mën nañu ko wote comme man damay war a contrôler loi yi te man ndax maay vice président bi loi bu fa jaar dinaa contrôler est-ce que ñu ngi koy appliqué 100% wala appliqué wuñ ko yóbbu ko si ñoom war a yóbbu ñu yóbbu loolu la ma sa def dinaa ko mais foofu boo delloo ci 53 bi pardon waaw boo delloo ci article 53 bi loolu mun nga ko attaqué waaw xam nga léegi xam nga li ma la waxoon ma ni la li taxoon war a attaqué loi bi li taxoon war ko gën a attaqué pour que mooy tout ordre bi ak juridique bi ndax nekkul 77 bi boo koy seet da nga ko war a seet 52 bi mais délégation bi laa wax délégation bi waaw délégation bi loolu tamit mën nañu ko sax mais xam nga tamit comme xas nan ma ni jàmm te feebar bi kenn tëlu daal di coow loolu daal moo tax dëgg yàlla attaqué ma ko waaw voilà jërëjëf sëñ bi da nga ne ñaari casquette yëpp nga toogee kon dañuy ñëw ci ñaari casquette yëpp parce que bi nga njëkkee wax ne lu jëm ci wàllu dajaloo bi dañ arrêté kii bon foofu man dama jàpp ni li nga wax noonu politique bi nga jiital parce que murit ndigal te am nga kilifa goo xam ni je pense que buy wax lu jëm ci wàllu diine foofu nga war a dem wax ak moom ba pare mais pas yow nga yëkkati rek kàddu wax ci ne lii nañ ko dakkal donc loolu foofu mooy li nga xamante ne bi jàpp naa ni foofu après dëgg naa ni delluwaat nga ginnaaw ci li nga xam ni moom nga waxoon kon dafa mel ni wax nga jéggulu bu fekkonte ni jaaroon nga ci yoon bi nga xamante ne bi moom nga jaar foofu jéggulu mën na ci bañ a am mais foofu nekk na loo xamante ne bi jéggulu après am na ci mbir mi est-ce que foofu li nga xamante ne bi noonu nga waxee noonu nga waroon a waxee way laa jéggulu boobu ndax tamit après am na wala amul beneen bi nga xam ne ci laay jow Gomis nit kii dafa la expliquer benn mbir li mu expliquer lu leer la dugal nañ ci dara lànk na ko wax na expliquer na président Macky Sall woo na la moo la woon n'est-ce pas loolu nga wax woo na la bi mu la woowee daal di wax joxe ay ordre pour ñu dindi ko ñaata yoon ngay gis nit liggéeyloo nit dara yam la ko fa muy bëgg lu ko gën a neex ba olof ne buur aayut dag ya joo aay muy bëgg lu gën a neex ngir yokkal ko ca ay mbir léegi yow lan moo tax yow nga bëgg a tëb accuser mbir mi dem Macky Sall ci boppam moom la loolu mooy xalaat bu gën a yomb parce que lu foofu li nga def noonu tegoo ko sax ci xam-xam ci lu yomb nga ko teg c'est parce que naa wax rek pour contre mais jéemoo sax gëstu li nga xamante ni moom la parce que bu fekkoonte ne bi moom dafa bëggoon a forcer pour mu jàll peut-être mën na jàll parce que kii wax na ni ñëpp àndoon nañ ci wala déedéet ñeneen ña nga xamante ni ñoom Abdou Ba ñooñu ña nga xam ñoo fa nekkoon ñoom ñëpp nee nga nee nañ gongo mais après moom dindi na ko mais bu nit ki dindee nga xamante ne tey dañoo nekk ci jamono joo xamante ni bii wax la ñuy bañ moo tax yu bari sax ngeen koy nangu parce que dañu nekk ci situation boo xam ni wute na lool ak situation bi nga xamante ni bii moo fi nekkoon ba tax de président mi ngi jël ay décisions yoo xamante ni bii ñu ngi ko ciy jàppale yéen assemblée ngeen di nangu yenn nii sax pour gën ko yombalal li nga xam ni mooy liggéeyam n'est-ce pas pour affaire yi gën a mën a yomb léegi nag moom ci jëmmi boppam tey bu fekkente ni bii moom it président tegu na ci yoon boobu nga xamante ni bii moom la tegu ba tax mu doxalee noonu foofu pour quelle raison nga bëgg nga mën a mañ a yam foofu rek mais yow nga ne moom la foo ko teg. moo wax la tegoo ko fenn. waaw ma wax la ko. non non c'est que xam nga. léegi may ma tappale rek ngay def mais tegoo ko fenn. waaw léegi may ma rek. waaw léegi may ma xam nga wax nga ba pare. loolu da nga sëñ bi tontu ba pare. ci li ma wax ci ndigal loolu may ma. moom dina la tontu. waaw après nga ñëw yow deuxième position nga. sëñ bi laa yow deuxième position. non non taxawal non fi ma ko teg. may ma ma wax sëñ bi. non non uy ma Sandiogou du ma la bàyyi. non uy ma may ma dama lay wax dama ne fu ma ko teg. foo ko teg xam nga laa ko teg. fan nga ko teg. Sandiogou tey wane nga ne. waaw gis nga politique. waaw surtout politique. politique culture politique au Sénégal yoo xamoo ci dara. dama lay wax benn affaire. waaw gis nga fii Sénégal. waaw depuis Senghor ba léegi nii. gisoo benn ministre. dama ne la de. ministre au pouvoir. boo xam ne mu ngi defar dara
te waxtaanu ci ak président de la république loolu wax ko loolu laaj ko koo bëgg maa ngi nii ci télé laay wax dama ne la gisuloo fenn foo xam ne muy Senghor commencé ko Senghor ñoo ko ba Ablaye Wade ñoo ko ba Macky Sall dama ne gisoo benn ministre boo xam ne day defar benn projet kon léegi lu tax yow wax ngay taxaw ne Matar Ba di dal ci kaw es boo léegi mais yow da ngay dal ci kaw ministre kon lu tax yow bon léegi loolu du ci yéen ñaar waaw d'accord dañoo am invité moom si xam nga kii laa bëgg mu tontu ma man yow sax xam nga parce que li nga wax yow sa jëmu bopp li nga wax du xam-xam moo tax nga déglu non loolu yaa xam da ngay te ay imaginaire quoi du imagination ay da ngay imaginer fi mu toll nii ay lii ak sëñ bi man yow laa bëgg nga ñëwal ma ci loolu lu tax léegi yow bi nga xamante ni bii mbir mi am na nga bëgg a wax pour ñu arrêter lu jëm ci wàllu diine ji lan moo tax demoo nga gisante yi ak ki nga xam ne mooy xalif bi nga waxtaan ceeg moom laataan nga koy wax ci bitti. merci sa Ndiogou xam nga man lu may def lu nekk damay jiit sama askan man dañu ma fal yóbbu ma assemblée nationale bi may def point de presse waxuma si taalibe turu taalibe waxuma si turu sëriñ dama wax si turu assemblée nationale li ma nekk député xam ni askan wi nga xamante ñoo ma tànn yóbbu ma population Sénégal bi lii mooy li nga xamante ni bu ñu ko defee moo gën ci ñoom ma wax ko ñu def ko joxuma tamit sëriñ bi ndigal dama bëgg mu leer am naa sañ-sañu wax ni lii comme bu ñu ko defee day tax lii yokk maa ngi bëgg ñaan ñu def ko comme sa classe gi rek bi ma ko defee ñu si baree bari xëy na ay politiciens lan ay marab politiciens yuy nëbbutu bëgg yàq sama image bëgg maa jaxaseeg murid yi tama mais xam nga rek non bul comme sa classe gi ma comme ça la ci ban non mais yow boobu dama la déglu ko da nga koy déglu yow man xëy na bëgg yàq sama image ndax ku ne xam na ni tey fi ma toll ci askan wi seen xol yaakaar naa ni bu ma doon wote Macky Sall sax maa koy gañe man loolu laa jàpp ndax askan wi fi mu àgg si man kon ñooñu fekkente ni tey ñenn ñi dañoo nekk ay sëriñ mais dañuy làqatu ndax ñenn ñi njëkk a wax ci loolu banaan dama amatu taalibe ñoom damaa toog jamonoy 2012 ñu wax seen Sidi Mokhtar ne ko waxal murid ñu woteel Ablaye Wade te ñooñu dund doy na borom xam nga yaa ngi koy def problème personnel c'est que du loolu quoi may ma le fait que nga am accès Aliou dafa dak yéen club sëñ bi ngeen may déglu ma fan club am waaw man am na côté bu ma ko fa Aliou yow am nga publiquement nee nga ko sa fan club xam naa booy bu sëñ bi di dem c'est normal bu sëñ bi di dem naa la defal autographe non du may ma Aliou may ma c'est que dama bëgg nga wax ma dama ne yow am nga accès ci sëñ Mountakha wala amoo accès ci moom. sëñ Mountakha mooy sama baay. waaw sëñ Mountakha lu tax lu la teree dem ci moom nga wax ko lu la teree nga dem ci moom. sëñ Mountakha nga wax ko moo ma jàngal alxuraan. waaw bi ma nekk xale moom lañ ma jox. waaw mu yóbbu ma Daaru Minam Sall man ak taawam sëñ Koso. waaw ak ay doomam. jàngal ma xam-xam indiwaat ma Daaru Minam yar ma. ba ma màgg du ma def ti loo xamante wuyu ma ko digal dama lay leeral léegi lu tax demoo ba ci moom nga wax ko waaw bàyyi ko ma eggali man laa ko posé bay ko yéen ay fans club ngeen quand même bi may wax loolu waaw waxuma si turu murit waaw damaa wax si turu askan mais ci li ngay wax dafa laal murit parce que boobu dañu jëm ci Porokhane dafa laal tariix yëpp la laal waaw mais boobu daal dafa laal parce que en tout cas ñu woon jublu woon ci Porokhane mais tey sax mën nañu ne honorable am na raison ci loolu waaw sax la ma waxoon waaw tey Sénégal jox na ma dëgg ndax waxuma la arte màggalee gàmm yi mais te ni ko jumaa yi waaw kon buñ ko teyoon def du nagg si jumaa yi ñaareel bi mooy ñeneen ñi nga xamante ni ku njëkk ki kooku loolu la wax te fa mu ko waxee loolu laa ko si tontu keneen ki nee na sama mbokk la bokkuma ak moom parti man bi ma nekkee député man ñu bokk benn baay man ak moom keneen ki bokk moom ndey ak baay moom da doon dugg recours ngir ñu bañ a nekk député te oto bi ñu war ñu ñoo ko abal assemblée ko abal kon kooku tey jii amul benn leçon bu mu lay jox pour di la jaxase ak askan wi li ma waroon a wax naa ko bi ma noppee maa woo sëriñ bi si boppam mu jógee Porokhane ni ma xaar ma Touba mu jiite ma takkusaan ci jumaa ji jàkkaam bi nekk si biir Daaru Minam kër sëñ bi mu ñaanal ma waxtaan ak man yóbbuwaat ma ci salle bi ma waxaat ko mu gën a leer mu ni ma du ma seetaan télé du ma déglu rajo aw wiiw laa la fi ëmbal sama doom nga ab taalibe nga xam naa la sëñ Mountakha am wax li foto yaa ngi nit naa la ko wan li am solo mooy leneen li soxluwuma
keneen ku mu mën di doon. waaw ndigalam ak may dem di jégalu. waaw mais nangu nga ni juum nga parce que après lu waral jégalu bi. mais sëñ Tuubaa laay jégalu sëñ Muntaxa moom mooy sëñ Muntaxa. kilifaam la. mooy sama kilifa kon juum te am na. waaw mais dama ni. non dama bëgg nga reconnaître ne juum te am na. même bu fekkente ni maanaam juum te amul am naa sañ-sañu jégalu juum te am na. dama ni saa. waaw man am naa bis bu yàlla sàkk. ma dem jégalu si Muntaxa. waaw su muy dëgg jébbalu la dëgg la. jébbalu la non jébbalu la saa saa il faut ngeen tey jii mën nañu wax. non saa da ngay nangu li laa lay wax saa uy ma xool saa dama lay expliquer il faut ngeen nangu yow tamit du bëgg rek ñëw rek pour naan kii da nga koy contre rek ba di. déedéet non non li ma wax sëñ bi yow ni mu la expliqué ni mu la expliqué moom ni mu la expliqué. léegi dañu nekk ci émission. waaw dañu invité mu am ay fans club. déedéet non 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 non. non du ma laajte déedéet. wuyul foofu taxawaayu fans club nekk fi taxaw. Sanjoogu. xaaral voilà Cheikh Tidiane dafa am benn affaire boo xam ne dafa am honorable mi ngi dafa am loo xam ne dafa am gis nga c'est mu ngi nii coach. xam nga man lan laa koy jàppee nii sincèrement depuis bi mu ñëwee toog nii ci plateau bi man député laa ko jàppee que moom moo yore suñu baat fële ca assemblée mais moom dana ñaari casquette yëpp la taxawee. ak loolu bi mu ko waxee. non wax xaaral su waxul loolu sang bi laa lay wax. waaw ima su waxoon loo xam ne la wax wala waxul loolu. léegi. bu waxoon loo xam ne man arrangé wu ma tey jii ci plateau bii dama koy ne monsieur honorable d'accord ma ak yow waaye ni mu ko waxee ni mu exposé exposition moo jaar yoon nit léegi mën nañu jàll ci benn point. léegi Rahma man bëggoon naa jàll itam ci ndorteel bi muy commencé. sëñ Bara foofu la commencé. mu ngi aaju ci bi xeexoog feebar bi tàmbalee. itam Touba dafa doonoon épicentre. tey jii ñu toog ba le médecin chef de région Mamadou Makhtar Sarr yónnee ko mu wax ne Touba juróom-ñaari fan a ngi nii amatuñu benn cas goo xamante ne am na ka ñeenti famille yi nga xamante ne tegoon nañ leen loxo ñette ña bàyyi nañ leen. mu des benn famille. mais tey honorable bi muy commencé dafa ne. bu kenn jaaba njale Touba te bu njëkk ba dañ doon daw Touba mais tey ji xel yëpp itam kuy taalibe muru da ngay bëgg a dem ziyaare ji mais bu fekkee ne itam mesure bi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko muy transport interurbain bi dakkal nañ ko te naam dakkal bi ci tur la yem ndax gis nañu ba léegi oto yaa ngi dem ak a dikk ci biir gox yi. waaw xam nga loolu la ma koy wax rek waaye xam nga taalibe yi moom kenn mënu leen te dem ci sëriñ bi waaye nag xam nga yoo dëkk dafay am loi bu fekkente dafay wax ni fii ak ñetti weer yoo xam ñu ñoo ko yokk oto yi amul sañ-sañu déplacé wu dem ak ñëw te amoo kayit kayit yi kan moo koy joxe état na comme xool ba jox la kayit yaakaar naa ni war na la ko mën a jox man loolu laa jàpp leen li topp mooy comme noonu ma wax mooy comme léegi feebar bi dañoo waxoon ni kenn ku nekk fa nga toog fa nga dëkk na nga fa toog ndax président de la république bi muy wax lii tey résultat yi déjà gis ngeen ko ndax déplacé yu bari yi day tax wàllante bépp am ndax nit ku nekk boo xëyee ba jant bi so da nga am contact 50 personnes nit ku ne 50 personnes yooyu nag est-ce que am na ko ko xam wala ko xamul kooku kenn xamu ko ba tax man sax man proposé woon naa keroon nee naa leen li gënoon mooy ñu fekk nit ñi seen kër ñoom ñëpp ñu testé leen. dépistage waaw man loolu mooy li nga xamante ni man moom laa préféré. donte ay milliards la jar na ko ndax loolu yomb na ministre de la santé mooy organisé wu ak ñi nga xamante ay volontaires la comme ni ñu def saaru ñàkk yi dem si biir kër yi kër gu ñu dem bu ñu def si feebar ñu marqué kër googu daan xam dèjà ñaata ñoo ko am ak ñu ko amul. mais est-ce que loolu tamit fond la laaj benn. waaw mais xam nga fond la dèjà yow xam nga ni dèjà bu ñu jëlee 1000 milliards. banque mondiale dugal na FMI dugal na BAD mi ngi bëgg a ñëw. banque islamique yeneen yéen ñoom ñëpp ñu ngi ñëw pour jàppale Sénégal. mais est-ce que fond boo xam nga ñaata lay toll kenn xam ko. mais tey jii xam nga France ñoom dañoo bañ dépistage massif boobu. te ñun comme que dañuy calquer rek dañuy toppandoo rek est-ce que dépistage massif boobu suñ ko defee itam du indi beneen njombe ci réew mi suñu xoolee ne amuñu ay kër docteur yu doy amuñu plateau technique boo xamante ne c'est trop performant pour ñëpp ñu mën leen kii ndax tubaab yi ñoom li ñu joxe moo di ne ku ci yëg genre grippe su garaawul toogal sa kër fii rek ñetti fan dina wér. France toppandoo wuñ ko ndax bu ñu ko doon toppandoo kon ñu def confinement total ndax France def na ko. waaw loolu ko doon jéem a annoncé de mais France bi mu jëlee décision si la ñu jël décision. xam nga annonce bi bokkul ak def ndax jàpp na ni ñun mënaguñ ko def xaw ma fa la ñu jëm ndax yaakaar naa ni li nga xamante ni mooy li am bu fekkente ni maanaam dem nañ ba saafara amul fa la ñuy mujj ndax am na tamit loo xamante ni mi ngi dox nekk si mbedd yi yow yaa ko fa war a yóbbu yaa koy jox keneen yow ma ko fa war a yóbbu wala nga jox ko keneen nag dañ laa war a téye mu bañ a déplacé wu loolu na xamu kan leen si àgg nag waaye li nga xam daal mooy am na si yoo xamante ni
lu France def la Sénégal defu ko am lu Sénégal def yoo xam ne France defu ko en tout cas loolu xalaat la boo xam ne xalaat naa ko bu ñu amee mooy te war koo def mooy li gën confinement man loolu laa jàpp. confinement boobu dina métti trop ci si joxe dund yi. gis nañu Mansour Faye taxaw ci. mais isam loolu du indi problème ndax ñu bëri ñi ngi tëb ne nañu xool beneen anam bu ñu ko defee ndax suñ ci dugalee way politique yi séddale bukki lay doon. bii bukki bi ñu bi sàmba wax naa ko président de la république nee naa ko man li sama sago man li nga xam moom laa bëgg man mooy li jëm si mbirum dund nga génn sa goro ndax Mansour Faye goro président de la république la. te day politique dafa soxla ëllëg pour que peut-être nekk candidat 2024 pour remplacer Macky Sall bu fekkente ne dañoo jël lu mel ni 1 million de familles la wax ni pour le moment ñeneen léegi dañuy jël 500 000 familles yi ñi am bourse sécurité familiale pour ñu jox leen ko man note boobu laa jot ci député yi ñu ne Mansour Faye moo ko génne mais 500 000 yëpp yi nga xam ne dañoo amoon si bourse sécurité familiale ñëpp ay APR la kon déjà loolu du loo xamante ni lu gën la. mais est-ce que c'est sûr que sëñ bi ñëpp ay APR la. bari na si de. waaw man ndax man li fa may wax ak yow te dëkk Touba gisuma ko bokkul APR kuñ joxul. koo xam ne mais gis nga ñu bokk APR ba pare ñu jox la. maanaam ñi fay ñëw jël si maanaam fi ma nekk. waaw dëkkuñ sax si biir dëkk ba. ay Sadio lan dëkk ak si àll bi mooy ñooñu ñoo ñëw biir Touba ñëw. loolu président xam na ko. ah xam na ko xanaa. mais leneen dafa am tamit honorable muy soutien bi nga xamante ni war nañ ko apporter ba tey population bi ñu gis ni njiitu réew mi wax na ni ci wàllum électricité bi tranche sociale bi dina ko jëlal gàddu waaye tamit am na ci ville de Pikine Thiès Rufisque ak Dakar ñoom duñ ci bokk mu mel ni tamit loolu dafa yanuwul je veux dire yanuwul maanaam bien bu kii bu équitable loolu li ma si war a mooy xëy na wax la rek mais gis nga Sénégal xaalis bi ñëpp ñoo ko bokk bis bi amul Pikine Touba njaari ma si yam ñu ñëpp ñoo wote mu nekk benn bis li Dakar dugal sa feneen dugaloon ko néew doole yi boo demee ci bale bi xam ne am nañ ko am na fa kon maa ngi ñaan ñoom ñëpp ñu mën leen see boole te xool nu ngi ko defee gis nga yëf yi bu ñu ko boolee defee benn commission boole si gouverneur mu jiitu ko ñu woo société civile ñëpp bokk toog ñu génn si politiciens yi képp ko si war a jëm si jot parce que transparence boobu tamit population yi soxla nañ ko nit ki ñoo ko sinon duñ ko jotee xam nga nit ñi il faut que tamit ñu may seen bopp seen dignité gis nga nit doo goree di gis nga giñ naa ci yàlla bi alal ji ñuy dajale ku ko lekk say doom danañ dee bala ngaa dee yow du baax si yow ndax ñàkk doomu aadama yi lan day la pour dimbali ko nit kon kooku nit waru see mën a profité nga nekk politicien wala ku mën doon pour que maanaam def si affaire wala ay affaires yoo xam ne kenn xamul lu mu doon nañu ko jël fi mu war a dem mu dem fa ñun ko war a jox ñu jox ko ndax 69 milliards tuutiwul de ndax man la ma njëkkoon wax mooy lu jëm si mbirum courant ak ndox mi nañu suspendre 3 mois man mi wax ak yow am na ay kër yu muy luyee bu président daal di waxoon ne ñu dëkk samay kër bu ñu fayatu lan laa si man dama si d'accord kon loolu rek déjà ndimbal lay doon si ñi nga xam ñoo fa dëkk ci ñi nga xamante ne duñ fay location ñeneen ak ñeneen ak ñeneen noonu mu ko defee ñooñu su boobaa mu jéem a xool fan la leen compensé mais nag bu fekkente ne nit ñi yow liggéeyuluñ tëj nga leen seen i kër demutul marché demutul fenn ba pare war di fay location di fay di joxe dund di fay courant di fay ndox foo koy mën a jël liggéeyatuñu loolu il faut que président de la république comme mi ngi si waxtaan fan yi di ñëw incha allah yaakaar naa ni nee na am na benn waxtaan bu mu war a waxtaan ak opposition bi pour jéem a xool commission boobu ngay wax noonu nan lañ koy doxale buñ si àggee man bu ma si war a wax naa sama xalaat mais li ma xalaat daal mooy waruñu koo jox di ko jox gorom pour mu koy seddale souvent tamit day indi ay coow rek te rassemblement bi ñuy bañ dana amaat ndax fi may wax yow nii boo demee si préfet sous préfecture yi ñiy laaj autorisation pour dem dafa am rassemblement kon yooyu tamit war nañu ko xoolaat parce que Matar bu ñu fàttalikoo mi ngi doon wax ci wàllu dem beeg dikk bi moom am na benn chauffeur boo xamante ni moom Matar il s'est fait passer pour un client ne ko damaa bëgg dem kooku tamit woo ko ne ko jamono ji maa ngi Dakar donc pour wax ni aussi ñoom déplacement yi ñuy tere yëpp ba tey mi ngi am tey chauffeur bi di ko demande 25000 pour jógee foofu jógee zone ba beneen zone donc déjà li ñuy sàkku ci kilifa yi ñu saytu bu baax tamit waaw xam nga loolu tamit li ma see xam mooy man démb jotoon naa si ak ministre de l'intérieur wax naa ko téléphone xamal ko ni ko situation boobu nan la demee ndax ñun bu ñu déggee dara nekk ay député il faut ñu gëstu woo naa ministre de l'intérieur woo naa préfet bi nekk Mbacké waaye dafa am loo xam ne il faut nit ñi bàyyi ko xel mooy dafa am ñu nekk Touba ñoo xamante ne dañoo am ay oto te dawalun ko te am nañ sañ-sañu dem ñaan autorisation ci seen turu chauffeur mais bu ñu ko joxee chauffeur fekk chauffeur bu dafa nekk alu Dakar ba pare jaaru si kaw tali bi loo si moom da am na ñoo xamante ñi ngi ñëw Dakar moo xam si yoonu suuf la ñuy jaar ba agsi aussi tamit loolu mënu parce que ñu ci bëri ci mbooy bi la ñuy wax la ñuy aw ci mbooy bi la ñuy aw wax dëgg yàlla état mi ngi def effort mi ku jaar ci autoroute bi ñuy doo ñëw te amoo lu wër tey tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ay kilifa tey
di dem ñaan autorisation ak seen chauffeur ba pare jox seen chauffeur ñoom ñuy dem ko ñëw kooku ñoom tamit ay responsable il faut daal ñu xoolaat ndax la ma si wax sax xam naa ne altine incha allah dana am ay changement yoo xam ni léegi képp ku ko bëggati da ngay dem ci internet bi pour ñu def online pour que nga mën see jot. alors tey ñi ngi wax ni waxtu gi jot na waa nga dugal am naa benn laaj bi ma samedi ñu bëri njortees ne ak ni mbir yi di doxee Sénégal ba léegi moomagul boppam lan nga ci xalaat. Sénégal nag moom boppam 100% waaye nag ñu ngi góorgóorlu ndax xam nga aussi tamit fekkente ne si économie baaxul looy def dañ la ko dicteel daanaka ki nga xamante ne mooy ki la colonisé France li ma fa wax nee naa Sénégal moom daanaka Macky Sall benn préfecture la ci France ndax lépp loo xamante ne da koy def France moo ñu koy jox France mooy suñu lépp kon mënu ko ñoo moom suñu bopp tant que nag demuñu ba nga xamante ni suñu langue bopp mi ngi dox fii wut suñu monnaie bopp duñu mën a moom suñu bopp. alors honorable tey ñi ngi wax participation bonne volonté ak yenn personnalité ñu gis ni ci xaalis boobu kii la di Tahirou Sarr génne na 1 milliard moom tamit participer ko ci jamono joo xamante ni 94 milliards yi ñu ngi ko ciy tudd ak kenn xamantul ñenn ñi sax dem nañu ba ne est-ce que loolu waroon nañu nangu milliard boobu naam bu fekkee ne sax ñi ngi ci benn. waaw bon xam nga comme yëf yi mi ngi si loxol yoon man bu fekkoonte ni man maay état bu ma joxee dama naan nan xaar ba yoon ndax xamul ba xam est-ce que corrompu la wala lan la ndax aussi tamit nit ki mën nga ko neexal ba pare ni ko lii ma la neexal na nga fexe ba fay ma sax sama 94 milliards wala nga fexe ba yoon bañ maa topp mais en tout cas erreur am na erreur nag bu xasee am moom erreur la rek mais en tout cas sénégalais comme tout le monde xamuñu aussi tamit xaalis boobu noonu est-ce que si foofu la bokk wala bokk fa man mi joxe sama 5 millions xamul fu mu jógee waaye man fu ko ànd oo maag yoon li ma war def rek def naa ko moom nag li mu war def aussi itam jàpp naa ne citoyen la. jàpp naa ni assemblée mënuñoo joxe 5 millions ni yow. waaw mais xam nga xëy na ñoom seen xol. 150 ak 300 da la ñu joxe. xëy na maa ni mu bëgg Sénégal ak ni mu bëgg a jàppale réew mi ñoom xëy na seen xol maagul foofu rek. du bokku waa ñoom. te askan wa teg leen fa. ah waa xëy na bokkuñu ah. bu ngeen di. sëñ bi yow sànq dama dégg yow nga naan no honorable maa ngi dégg sànq yaa ngi naan da nga am ay kër yaa ngi fay impôt normal. bu baax man ba ma fay impôt ba léegi état nag mu sama état man la gën a contre ndax li ma koy def li ma yàq état yaa ngi fay normal maa ngi fay normal tey bari lu pétrole bi wàcc na de 67% est-ce que lu ni mel tamit di ngeen ci gën a mën a waxtaane ndax kilifa bi mu xalaat carburant bi aussi ñu wàññi ko ci jamono. waaw xam nga mbirum carburant bi moom gaw ma ne dana wàññi ko ndax li tax mooy xam nga carburant bi ni muy doxee ak fan koy jël ni ñu ko jëlee ak situation mondiale ni mu demee nii. mais baril bi wàcc na de 67%. mais waaw wàccu na fi mais yéegoon na fi. waaw xam nga dafa am loo xamante ñoom ñooy natt di xool. bu fekkente ne xam na ne lii bu ñu ko defee mu gën a woyof askan wi. jamono yu ñu toll nii war nañu ko mën a def mais nag doo ñëw nii wàcc na tey rek automatiquement da ngay wàññi tey loolu tamit jàpp naa ne du loo xamante ne ci. mais xanaa ko ni war nga leen mën a proposer benn mbir. mooy bu baril bi wàccee. ñu jënd def ay réserve ay mbànd quoi mbànd pétrole comme yenn dëkk yi ni ñu koy defee ci àdduna bi comme États-Unis wala France boo jëlee kawu États-Unis par exemple même la France moo gën a jege France juróom benn weer tey bu pétrole ñàkkoon mun nañ ko dund normalement parce que am nañ ay réserve États-Unis c'est pratiquement at ak genn wàll. xam nga ñoom dañoo état Sénégal jamonoy Macky Sall bi mu toogee léegi moom vision ci mbir moom dafa amul man la ma leen proposé en assemblée dañoo waroon am compte trésor boo xam ni bu essence bi wàññi ko dañuy jël xaalis bi foofu bi nga xam ne moom maanaam moo waroon nekk ko wasa di ko denc foofu noonu bu demee ba nga xam yokku na ñu jël si xaalis boobu noonu pour récompenser ko loolu mooy li nga xam mais ba léegi ni fi may wax yow amuñu compte boobu noonu kon moo lay wan ne la tey fi mu toll bu toogat 1 mois batu mënut a ñëw Sénégal du am essence. parce que gis nañu bu yéegee tamit gars yi dañuy yokk. waaw mais bu wàccee ak nu mu mënti wàcc gars yi mosoo dégg. gars yi mu wàccee waaw moom laa lay wax ndax xam nga amuñu benn compte boo xamante ni moom mooy récompenser loolu ndax bu fekkente ni essence dafa jar maanaam 200. exemple li ma la ma wax yow nga doon jaayee 500 300 yooyu da nga ko war denc fenn ndax yàgg-yàgg dana yéegaat bu ko defee nga mën a jël foofu noonu bu ko defee yow essence bi doo ko mën a yàq. xaalis boobu moom la ñuy dajalee di ko jox fonctionnaire yi. waaw di def ay séminaire am na benn compte boo xamante su mel noonu bu ñu ko ubbi woon xaalis boobu du fi jógee ndax compte sell lay tudd yoo xam ne kenn du ko laal. d'accord Cheikh Abdou Bara honorable lay wax Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ñu ngi lay sant di la gërëm. merci mais maa ngi lay sant mais borom nelaw yi moom comme moom lay nelaw ko. kon ne xam nga bu koor gi ñëwee fu mu moom bu seddee rek day nelaw maa ngi koy nuyu ndax xam nga moom xam nga comme nee na sëriñ la député la mais loolu mun leen xam nga mooy faral di wax rek. nit ku nekk. dafa fexe maanaam ba casque bu njëkk. mi nga xam du tàggoog moom bu mu ko foyee. bu ko sàgganee rek bu casque bi jeexee mu torox. dëgg la kon maa ngi leen di saroon di leen gërëm. jërëjëf di nuyu bu baax a baax di rafetlu aussi tamit taxawaay bi ak ni ngeen di jëfale taw di ñaan sama mbokk yëpp ñu gën a jàpp si kër gi ndax kër gi suñu kër la. di ñaan suñu waajur woowu Seydou Lamine sama borom yokk ay leeram.
ndax liggéey na fi liggéey bu rëy bu dul fay. kon nag ñun ñëpp yoroon na ko njukkal. incha allah fas yéene nañu si pour wane suñu bopp. woo ñëpp tamit ñu mën si jàpp ka liggéey mën a jëm kanam. amiin yaa rabbi jërë ngeen jëf. merci beaucoup jërëjëf Mbacké. ñu daal di jaajëfal rek kon ki lay di honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ci invitation bi nga xamante ne répondre nga ko ñu jaajëfalaat la ci bu baax mbokk yi ci noonu la ñu fas yéene rek daal di joxante dig daje vendredi prochain waaye je vais faire juste un coucou aussi à ma coiffeuse Séraphine fële ci Sacré-Cœur 2 pour la tête elle est joignable au 77 632 17 44 et puis qui affiche également zone de captage pour la tenue elle est au 77 456 04 43 merci également à Fatima madame Dir yaay imam ci make-up bi voilà ñu joxante rendez-vous vendredi prochain à toutes et à tous merci ñu jox Awa si sa caba nag léegi moom mooy ñëw Awa dañuy joxante rendez-vous rek xam naa ni vendredi prochain honneur aux hommes le coach si waxoon sànq man léegi bu may terminer damay def honneur aux dames Awa vendredi prochain kon honneur aux hommes. Inch'Allah Rahma di leen souhaiter une très bonne fête de l'indépendance. Voilà merci beaucoup Sanjogu. ok tey moom dégg nga honorable nee na la ah lan moo xew ba vendredi. Allez, à vendredi, Inch'Allah. À vendredi, encore une fois, joyeux anniversaire à ma fille Hélène Henriette Sow, qui est au niveau de Maastricht, aux Pays-Bas, dans son université d'excellence. Bravo Hélène. Yal na la yàlla guddal sa fan et puis dëggal sa cër. Coach à vendredi. waaw à vendredi. tey jii mu nekk benn bés boo xam ne bés bu tiis la. ak dëj bi ñu am di ndokkeel tamit Sénégal. ci indépendance bi kon nag mu ngi noonu dig daje àjjuma bële di ñëw bu neexee yàlla. Merci beaucoup voilà surtout nag ne zappez pas si sa caba day ñëw léegi ak invité am Simon Sène ñu jaajëfalaat leen merci à vendredi s'il plaît à Allah subhanahu wa taala.